gars yi maa ngi leen di ziar maa ngi leen di ziar di xaar sama gars yi yegg si 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 may dema tuuti rek dafa am lu may def lu may gérer léegi. Salut tout le monde, salut tout le monde. di xaar sama gars yi yegg si di xaar sama gars yi yegg si am na quelques révélations yu ma leen di jox tey nag am partagé leen bu baax a baax a baax di xaar ngeen yegg si partagé leen bu baax a baax gars yi Moustapha Ba bu fekkee ne waaw maa ngi lay ziar Moustapha bu fekkee ne mun nga ma jàppale live bi nga dugalal ma ko ci Matifal bi dugalal ma ko directement ci Matifal bi dégg nga maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax voilà merci Moustapha franchement merci à toi ma ne ko toujours présent may leen ma tuuti rek voilà may leen ma tuuti rek gars yi ko dugg partagé waa Kodas maa ngi leen di ziar Ndey Seck maa ngi lay ziar bëgg Bamba aussi maa ngi leen di ziar bu baax a baax may leen ba tuuti ma am lu ndaw lu may def rek voilà gars yi ko dugg partage Iba maa ngi lay ziar Iba maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax ku dugg partage Mohamed maa ngi lay ziar bu baax a baax am na lu ndaw loo xam ne foog ñu waxtaanee ko balaa ñuy taal suñu dëkk bi foog ñu waxtaanee ko waaw keñ gars yi maa ngi leen di ziar Fatima maa ngi lay ziar Kodas maa ngi leen di ziar bu baax a baax
ku dugg partager ku dugg partager. Fatima maa ngi lay ziar bu baax a baax. alors gars yi tey li nga xam ne moom la ñuy liggéey dañu gis lu ne façon bu ne moom la ñuy gis donc tey dafa am loo xamante ne dañu ko def mu bett ñu lool nag sax mais ci xeex bi la bokk. donc Aïssatou Mbour maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax tey dama waroon jël tey ki nga xam ne moom mooy Moustapha Diakhaté mais dañ koy bàyyi ba beneen yoon ma am loo xam ne dinaa ko lijjantiwaat ko defaraat ko ci man autour de moi ñu mun a defaat live ci biir semaine bi incha allah wala au plus tard dimanche prochain incha allah. donc gars yi bu loolu weesoo parce que loolu c'est les choses de la vie amul benn problème dinañ ko gérer incha allah. am na loo xam ne daf lay bett nag buy ñëw daf lay bett kon tey dama am lu ndaw lu may ñëw waxtaan ak yéen rek ci diir bu gàtt rek duñ def 1 heure de temps diir bu gàtt rek waaw am na xeex boo xam ne dañ ko xeex ci bu ci kanam léegi après le live. donc gars yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax alors gars yi gis nañ ne coow li bari na lool donc benn 15-20 minutes rek moom lay def tey live ndax li ñu war a lijjanti ci suuf de moom moo gën a ëpp solo sax que live bi. gars yi ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ak aussi Khalifa Sall donc affaire bi sax xaw nañoo jaaxal parce que Khalifa Sall wax dëgg neex yàlla un homme d'état franchement nu mu mës a def on peut dire que carrière politique am yëpp Khalifa Sall ke mënu luñ ko wax dara loo xamante ne ni à part li ko nguur gi toppee et tout cela bon on sait que la plupart des maires bu ñu nekkee mairie de Dakar li mu def ñu bëri def nañ ko yàgg naa ko wax moom kenn xameelu ko ci yenn yi en fait Khalifa Sall kenn xamewu ko ci yenn yi ak yenn mots yi muy prononcé des mots durs xaw ma nag lu mu yàgg nekk ak saawaay qui se ressemble s'assemble xaw ma nag est-ce que kii di Ousmane Sonko moom moo ko il détend sur lui je sais pas mais c'est trop bizarre. donc du coup ni mu waxee samedi bi passé ñu bëri jaaxal na leen moom Khalifa Sall bref. buñ jógee ci conférence de point de presse bi plutôt ci biir point de presse bi ñoom jàpp nañ ne surtout Ousmane Sonko que ni mercredi le 10 novembre bu Barthélémy Diaz buy dem fële ca tribunal gars yi xale yi nañu génn moom Ousmane Sonko jaral na ko sax moom ñu ne ko nitu fitna la mais ni nañu génn kon beneen appel à l'insurrection ñëwaat na. ñu ne déete waaye lu tax moo yokk tax tey ma def live bi parce que am na yu bëri yoo xam ne seetlu naa ko ci biir semaine bi voilà donc 5 à 1 heure même de mon live dama ne est-ce que na du ma lijjanti lii ba pare balaa may def live mais dama ne naa live rek pour wax leen ndax li nar a xew mercredi incha allah. donc ñu jógee ci point de presse bi ñu gis ay vidéo yoo xam ne gars yi partagé nañ ko fu ne agent de renseignement Ousmane Sonko de mooy wax mu ñuy topp ça fait presque 3 mois il a fait son show devant l'agent de renseignement gis ngeen ko agent de renseignement mu ñuy topp depuis 3 mois dugg fi génn fii ñu ne deete waay mu dem ba biir këram moom Ousmane Sonko def benn vidéo di toog def benn vidéo pour xamal gars yi ne yor nañu portable gars yi partagé leen live bi parce que tey il faut que ma am loo xam ne foog ma wax ko foog ma xamal ko gars yi foog ta partagé leen live bi am na loo xam ne tey jii foog nañu biral information boobu te loolu je parle directement à Ousmane Sonko yow laay waxal partagé leen live bi gars yi. Moustapha Diakhaté incha allah du mercredi lañ wax mercredi jar na sax ñu def live mercredi incha allah voilà ñu ñëw wax nag ci élection locale yi et tout cela balaa dimanche prochain partagé leen live bi. donc alors le Ousmane Sonko mu def live daal di ne portable agent de renseignement baa ngi nii ba fexe sax ba génne ay yenn vidéo et tout ça benn vidéo lañ fa gis donc il n'a rien à voir ak moom li mu wax ne loolu la waa ji di filmer
que police mi ngi ci buntu këram et que police bi sax d'ailleurs sax voilà commencé na live bi donc policiers yi dem nañu wax na daal il a fait son show et tout gars yi nga xam ne xamuñu état nu muy demee ñu nekk ci diaspora bi ay yenn militants mi de bonne foi xamuñu en fait ñoom xamuñu àdduna xamuñu état nu muy doxalee en fait donc c'est normal que ñoom ñëpp mu yóbbuwaale leen ci show boobu nga xam ne moom la nekk di def moom Ousmane Sonko sama gars yi muy ñoom Kémi Séba muy waa Y'en a marre activistes yi journalistes yi hommes politiques yi ñëpp la agent renseignement yi di topp c'est pas une information Sonko ki nga xam ne kooku nga téye ci buntu ba ngeen defee point de presse waa ji ci boppam moo ñi nga xamante ne ni réunion publique bu conférence de presse di am agent de renseignement dafay toog benn en fait mënuloo def benn c'est-à-dire c'est tellement ridicule en fait xaw ma fan lay commencer conférence de presse événement yaanaama bu ñu wootee wala demee noonu rassemblement day am ay agent de renseignement c'est pas une information en fait et loolu nag journaliste yëpp xam nañ ko yow kooku nga téye noonu kooku certainement il est spécialisé ci lépp luy conférence de presse wala point de presse yow saa yoo defee point de presse wala nga jàkkaarloo ak journaliste yi moom day teew Kémi Séba fu nekk partout dans le monde on le suit est-ce que mos ngeen dégg mu wax ko wala di ko jàmbat yow Ousmane Sonko say nawle homme politique ci boppam dañuy def dugg ci biir dëkk bi ci biir Sénégal di rencontrer sénégalais mais am na ñoo xamante ne nii dañuy dem ba jël agent de renseignement dugg ko seen biir oto parce que xam nañ ne agent de renseignement bi daf leen di sécurité seen kaaraange la en fait quelque part say nawle homme politique dañuy dem ba agent de renseignement ñu dugg ko seen oto ñu dugg ci xuus ci biir ci biir dëkk bi loolu gis nañ ko fi ñun ñii reporters anciens reporters ak même la nouvelle génération journalistes xam nañ luy agent de renseignement c'est pas une information am na Sénégal am na dans tous les pays du monde agent de renseignement c'est pas une information tu es un homme politique tu es un leader politique c'est la moindre des choses c'est-à-dire que yow Ousmane Sonko da nga war a xam ne instant bi ni Ousmane Sonko tu dois te mettre dans la peau d'un homme d'État Ousmane Sonko tu n'es plus n'importe qui Ousmane Sonko nekkatoo Ousmane Sonko bu année 2016 wala 2017 Ousmane Sonko te xam naa bu baax ne yow munoo tu peux pas être au diapason munoo bañ a nekk au diapason quand même du man maa la ko war a apprendre lan mooy agent de renseignement quand même partout dans le monde c'est pas une information nga gis sa gars yi nag ce qui est dangereux sa gars yi di jël photo agent bi photo alkaati bi di ko publier partout et aussi les photos de sa famille gars yi def leen attention bu baax a baax ma ñëw ci yow Ousmane Sonko loolu rek a tax ma bëgg a def live bi tey xamal la ñaari mbir gars yi noté leen ko bu baax sa gars yi nañ la abal benn faux compte nga ñëw dugg seetaan live bi wala boo paree comme ñu bari nu ñuy def suñu paree ñu ñëw def xool replay yu Facebook Maty 3 Pommes bi Ousmane Sonko xaaral ma génnee samay feuilles ma wax la lan mooy agent de renseignement Ousmane Sonko agent de renseignement jamono bii quelqu'un de très compétent il est dans ton entourage Ousmane Sonko déggoo ma de ma ne agent de renseignement koo xam ne jamono ji il est extrêmement c'est quelqu'un de très très compétent dafa mën liggéeyam mi ngi ci sa biir entourage ma jox la ñaari firnde mais ma tuuti ma ñëw gars yi partagé leen live bi partagé leen live bi gars yi ma ñëw du yàgg dafa am leneen lu ñu war a lijjanti fa waxtaan neexee fa wax di neexee mooy àllarba dinañ ñëwaat incha allah ñëwaat suñu invité wax ci local yi partagé leen live bi laa wax donc yow Ousmane Sonko li ma wax nii dama koy firnde par 2 faits agent de renseignement bi gën a wóor jamono ji muy def liggéeyam na mu waree di def rapportam tous les jours yaa ngi koy gis saa su ne bés bu ne et je pèse mes mots yaa ngi koy gis saa su ne bés bu ne yaa ngi koy teg bët ci sa biir entourage la nekk te saa su ne mu ngi def rapport du yónnee donc je reviens sur 2 faits seulement yow Ousmane Sonko si je m'abuse on dit que ni
tous les deux vendredis je pense dans le mois da nga war a dem pointer da nga war a dem signer ji ndax loolu la loi teg n'est-ce pas da nga nekk sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko am na vendredi boo xamante ne demuloo signé ji lan nga wax gars yi da nga ne yow ci sa bopp da nga feebar ba ñu laajee agent de renseignement bi dafa ne yaa ngi sa biir kër di sport feebaruloo dara jotu la mu rapport ko yónnee li may wax yow ak man ñooy wax de Ousmane Sonko dama ni ma ñëwaat ci balaa ma ci deuxième fait bi da nga waroon di pointer ji di signer ndax da nga nekk sous contrôle judiciaire am na ajjuma boo xam ne signé wuloo ndax da nga feebar ba ñu laajee agent de renseignement bi nekk ak yow ci sa biir entourage dafa ne feebaruloo yaa ngi ca biir kër yaa ngi def sport ca biir kër benn dangaa tëbal jour boobu gis nga meeting bi nga defoon bi passé fële ca Ziguinchor xam nga en général boobu duma wax sa en général mais sa premier jote ak tamit ki nga xamante ne moom mooy Doudou Ka sa premier jote ak moom fa nga fanaan kër ga nga fanaan émigré moom mooy propriétaire moom moo ko moom ba nga mujjee dem fële ci Ziguinchor sa meeting ba fanaanuloo foofu da nga changer résidence fa nga fanaan jour boobu fa nga résider jour boobu ci guddi googu ña nga doon recevoir ña nga doon jël audience ñëpp agent de renseignement bi def na rapport yónnee na ko waaye mi ngi ci sa biir ci sa entourage saa yow yeewoo di ko gis ma dolli ci ni la yow Ousmane Sonko ca bés boobu ba ngeen paree seen meeting xale yu jigéen yooyu jógoon Ndakaaru ak seen gàngoor yooyu jógoon Ndakaaru pour ñëw assister ci meeting bi ay booru 23h dem nañu ci hôtel bu ñu naan Kajandu dem nañ ci hôtel ba ay booru 23h passé ba ñu yegsee sax mënuñ leen a woon a restaurant bi dafa tëj mënuñ leen woon a defaral reer ñu négocier ba ñu defaral leen reer ña fa toogoon ñëpp agent de renseignement bi photo na leen def na rapport am yónnee na ko xanaa ay wax day leer day wax ay wax day fin may wax nag ngay garaaw di gandalu naan agent de renseignement ça fait 3 mois mu ñuy topp patati patata kiy def liggéeyam compétent di rapport saa su ne am na yoo xam ne mënu ma ko wax ci live am nañ ko ci yow ci sa entourage la ne da ngeen di xam-xam lu te xamu leen sëgëm man mii nekk bitim réew yi sori naa Sénégal sëgëm man maa xam lii astama Ousmane Sonko agent de renseignement du ay kaf du ay fo ki ngeen jàpp mooy ñi nga xamante ne ñun chaque jour ñu dajee ak ñoom ci conférence de presse yi ñoom mbirum conférence de presse kese moom ay réunion publique ku ci nekk fu ñu la spécialisé Ousmane Sonko maa ngi xool Émile benn live am mu wax lu am solo Ousmane Sonko ci sa live démb bi nga naan waaw ordinateur ba ñu jàppoon ca mois de mars nañu doon surveiller ordinateur ba am na luñ ca gis ak xooma la rek lan raison d'état di fuural di taawi di jaay garaawlu Ousmane Sonko waxoo ak ay xale agent de renseignement dëggantaan loo xamante ne c'est pour la sécurité du pays Ousmane Sonko ñun ñi rek suñu ordinateur yi dañ ci def ay code wala di def ay mot de passe Ousmane Sonko agent de renseignement dinañ fa bàyyi ordinateur yow ngay ñëw rek dugg noonu ne sarax dugg ci ordinateur bi noonu rek gis fa ay secret d'état Ousmane Sonko rek leel Ousmane Sonko may ñu jàmm am na yoo xam ne mënu ma ko wax ci live Ousmane Sonko da nga bëri ay cas du Adji Sarr kese Ousmane Sonko gars yi yàgg nañu xam fa ngay fréquenté da nga bëri ay cas te ñu ànd ak yow xamuñu ko waxoo leen lépp Ousmane Sonko watawat wàññil agent de renseignement bi ma waxaat ko te fa laay jeexalee ñun amatuñ dara lu ñuy prouver ci jamono ji lañu waroon def nañ ko bu yàgg ñu nga ca leneen la ñuy lijjanti mais parce que yaa ngi nekk di dugal Sénégalais yi xale yi surtout ci benn oto boo xam ne amul frein
sama gars yi def leen attention, rien ne vaut la paix. nañu moytu fitna bu ñu bëgg indi ci Sénégal sama gars yi may wax ak yéen de bëgg bàyyi mu ngi koy wax sànq seetaan naa live am ñi nga xamante ne nii faat nañ leen ci mois de mars ci diggante bi Sénégal lan moo changé dara changé wul. dara changé wul sama gars yi muus leen bu leen di nangu politiciens yi di profiter ci yéen pour seen propre intérêt Ousmane Sonko bëggal jàmm. soo bëggee dugg ca biir palais ba def ko sans marché ci ay cadavre ay Ousmane Sonko may ñu jàmm. maa ngi nag lancer un appel les parents suñu papa yi suñu yaay yi téye leen seeni doom ku dee yaa perte ku dee yaa perte yéen ñi ngeen xamante ne xamu leen dara ci politique xamu leen milieu ay agent de renseignement ay milieu média ak yu demee noonu yéen ñi nga xam ne ay simple militant ngeen ay waay wàññi leen dangat bi nee leen teey leen ndax on vous dit pas tout duñ leen wax lépp duñ leen mos a wax lépp bu leen sacrifier seeni vie bu leen sacrifier seeni vie rien ne vaut la paix bu ñu nangu ñun Sénégal ñun la middle class ñun nga xam ne suñu papa yi suñu yaay amuñu ay millions bu ñu nangu politiciens yi di ñu utiliser ñuy dem di jaay suñu bakkan bu ko kenn nangu kon nag li nga wone amul dara lu fi extraordinaire encore une fois activistes yu bari xam nañ lan mooy agent de renseignement yàgg nañ leen topp y a rien de nouveau sous le soleil falaay yem ak yéen ba mercredi incha allah wala dimanche ndax am na loo xam ne dama ko war a régler man mi sama bopp foofu laa yem ak yéen gars yi jàmm ak jàmm defe nga ne yow tey ji état bu fekkoon ne dafa am lu mu namm ci yow faagaagal la yow ak li ma wax fii nii yëpp ak bañ la yàggee topp nee naa la ci sa biir entourage la ba ñu yàggee xam fa ngay fréquenter ak la ngay say casserole yi ngay traîner yàgg na depuis 2019 am na yoo xamante ne mënu ma ko wax tey ci live bi ñu xamal la ko yow Ousmane Sonko ba ngay dem Sweet Beauté gars yi yàgg nañ koo xam kenn faagaagal kenn fexelu la bàyyi leen di dox suñu maay nii suñu xel yi di ñu fowee jàmm ak jàmm sama gars yi yal na jàmm yàgg ci Sénégal j'ai rien contre Ousmane Sonko j'ai rien contre Pastef mais d'abord le Sénégal man sama bopp lu tax may wax mooy la liberté d'expression kenn du tax man noppi Sénégal journaliste yu bari mënatuñoo wax dañoo ragal ndax da ngeen terroriser ñépp dinaa leen tegal bu ma ñëwaatee ay audio yoo xamante ne waa Pastef commencé nañ ci seen biir panel yi ci seen biir WhatsApp yi ngeen di inciter à la violence naan dem leen ci kër préfet yi dem leen ci kër xawma yenn dignitaires yi ngeen faat leen faat seeni njaboot noonu ngeen tàmbaloon di ko def ci mois de mars bi gars yi di ko bayal kon nag je lance un appel nag également à l'État du Sénégal jël leen seen responsabilité lii raam ci ñag ba la jëm lii raam ci ñag ba la jëm li ñu bëgg a rey agent de renseignement seen groupe panel groupe WhatsApp bi yëpp mu ngi fees agent de renseignement Facebook yëpp a ngi fees agent de renseignement ngeen bëgg ñoo pëndal bëgg ñoo rey ak ay agent de renseignement fii la dugg fii la xari jaar bu leen kenn dofloo bu leen kenn teg ay ngaaka yeewu leen ba beneen yoon